kon ñu gis ni saa su nekk ngay faral di porter maanaam voix wu ñi nga xam ne ñoom ñooy les jeunes lutteurs tout le temps nag ñu xam la ci sa franchise ak sa franc parler tey sa teewaay fii ana lan tey moom moo ko waral. waaw dañ fi teew en tant que citoyen sénégalais teew fi en tant que jullit teew fi en tant que doomu aadama donc teew rek pour benn cause boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ni ñun ñëpp ñoo ko war a taxawee ndax askan wu ne jamono bu ne day soxla ay ndawam waaw ñun nag dañu bëggul bokk ci ndaw yi des ginnaaw saa su ne. waaw effectivement yow ñu ñëw rek ci côté bi nga xam ne yow fi ngay yëngu muy ci côté làmb tey ana lan mooy yéen seen taxawaay yow mi nga xam ne sa kàddu dafa am solo ci say moroomu lutteur est-ce que tey jii nii ñoom conscient nañ ci enjeu yi ak ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu homosexualité. waaw je pense que conscient nañ xëy na peut-être nag dafa am yenn combat yoo xam ne du ñëpp ñoo ciy mën a bokk kenn ku nekk am nga say principe kenn ku nekk am na say intérêt fu mu nekk mais ñun nag yàlla dafa dëgg bu intérêt yàlla taxawee ñun dootuñu amati benn intérêt dañuy taxaw si intérêt yàlla parce que foofu rek la ñu rawee donc nag ñu ngi sensibiliser parce que am na délégation mbër yu fi ñëw ku mel ni Lassana Cissé ñëw na Alioune Seye numéro 2 ñëw na Ekon Tilala ñëw na ñeneen ak ñeneen bëri nañ fi kon ça veut dire que ñu ngi conscientiser wu oppresseurs yi nag dañuy bëgg di këf duñu féetale si seen bopp mooy ñi ngi nekk au pouvoir duñu use mais yàlla dogal na chaque jour dañ daan wax mbër yi duñu taxaw mukk fu askan bi taxaw duñu défendre cause intérêt général chaque jour intérêt crypto personnel mais malheureusement dañu ñëw ñun di def différence daal di jaar ci xàll weneen yoon boo xam ne dañuy wane ne ah règle boo gis am na exception donc ci loolu rek lañ nekk. mbër yi nga wax respecté nañ leen wax dëgg yàlla ay tur lañ yoo xam ne dañ leen di dégg mais aussi itam dafa am loo xam ne bu ñu nee mbër rek tey xel yi dafay dem ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di tuddee les VIP ñooñu tamit gisuñu seen présence ci jotaay bi ndax communication bi dafa jàllul wala ñoom dañu leen écarté ci li nga xam ne moom mooy xeex bi wala ñoom dañoo yëgul lan moo xew. non communication bi moom jàll na parce que képp ku waxuma maanaam opinion nationale et internationale ànd sàmm jikko yi dafa def tour du monde àddina yëpp ñoo xam cause bu noble bi ñuy xeex maanaam dafa am membre de fait ak membre de droit am na ñoo xam dañoo ñëw jënd carte mais képp kuy citoyen sénégalais di jullit di gëm valeur membre de fait nga ci nga bokk soo ko yëgee ci nga bokk soo ko yëgul dafa am yoo xam ne dafa jarul ñu la ciy woowu ma mon frère man kenn woowu ma man maa def samay démarche ba ñëw xam leen dugg seen biir ñu boole ma teg ma kon maanaam di ma la wax dama ne la c'est la patrie réew mi bu soxlaa gis nga góor jigéen c'est que man damay maanaam niñ ko sax banalisation bi programme la maanaam gars yi dañu yor benn agenda di koy dérouler te man kër njugub dama koy wax chaque jour kër njugub heure bu la xee la xaala kër pitax yaa ngi toog ne sama yoon nekku si peut-être mais suba sa doom dina tolérer góor jigéen wala sax mu mën a nekk ak góor jigéen te du ko metti gars yi ñun raw nañ quoi ñun mënuñu nekk ak góor jigéen loolu Macky Sall moo gën a xam mais dañ koy dugal ci système scolaire bi fexe ko jàngal xale yi ba nga xam ne dinañ leen nangul ni yow kat góor nga yow jigéen nga waaye kii góor jigéen la te danga ko koy nangul mooy liberté te liberté boobu ñoom dañuy tënk seen bopp comment ça veut dire que ñoom occidentaux yi wala nouvel ordre mondial wala LGBTQ ñoom ñu ne liberté lañ gëm ba pare ñun nanguwuñ ñoo bàyyi ñun la majorité des sénégalais di ay musulmans wala chrétiens seen diine nanguwul homosexualité ñun ñu koy imposer te jamono boobu ñoom seen réew yooyu ñu ngi fa teree li nga xam ne moom mooy polygamie mooy am jabar amaat beneen jabar mu nekk seen i valeur nekk seen culture ñu nangul leen ko mais ñun daal ñun ñooy sën boo xam ne ñoom ñoo ñuy imposer nañ la ñu war a dëndee waaye loolu nag askan bi war nañ jug nag ñoo bañ suñu amee leadership maanaam dañu Sénégal problème de leadership la am ñun population bu gëm seen bopp lañ am Sénégal ay nitu dëgg ñoo fi dëkk mais ay leader la ñu am problème am léegi nag lan moo koy faj nekk sëriñu daara naan non ñu naan la non politique mais yaa ngi juum dañ ne politique dafa nekk lu bon te waxuñ. ànd sàmm jikko yi mais dañ leen di taxé ni ñoom ay politiciens la ñuy laqatu déguisé. waaw politicien lan moo si nekk la politique c'est l'art de bien gérer la cité maanaam stigmatisation boobu ak maanaam di la jéem a ruube ba nga daw ras ñoom ñu continuer accaparer li nga xam ne moom mooy bien commun bi di ko fowee di ko awante xam nga tey bu ñu nee politicien nga daw mais si tu ne fais pas la politique tu ne peux pas avoir des postes de responsabilité pour défendre tey li nga say idées yi nga am pour Sénégal kon bu ñu nee politicien nga daw mais assemblée doo fa mën a ñëw te boo ñëwul assemblée lii rek mooy mujj di nekk ñu fexe nag élection député yaa ngi ñëw sëriñu daara yi li nga xamante ni ñoom ñooy activistes yi ñu fexe ut ay liste bokk dem teew assemblée saa kii Mari Sagna li muy def nii saa bu nekkoon député je pense que foofu la safee. mën nañoo xaar ab kona mu dugg biir assemblée. non man ngay waxal dee naa la si tu ne fais pas la politique te fait si tu ne fais pas la politique un imbécile de politicien va faire la politique et vient décider à votre place lan ngay mujjee ñëw fii di yuuxu ñu lay jàpp di lay tëj dañoo dindi loolu suñu xel yi maanaam li Serigne Touba waxoon xat fa ka kab la on a brisé les scènes gayen maanaam
le peuple sénégalais est trop en avance sur les élites ñun dañoo raw ni ñuy xalaatee dañoo raw ñu jiite ñoom dañoo nekk fi mu toll nii 11e siècle ñun ñu nekk 21e siècle et le monde est un village planétaire gis nga tey li xëyee fii day yeewoo di États-Unis kon ñoom mënuñu nax xam nga Macky Sall bu demee ci tubaab bi ne non on a des homosexuels c'est nous ils sont libres de faire ce qu'ils veulent wala si ils ont des problèmes ils n'ont pas de problème avec le gouvernement mais su ñëwee fii ne wax naa du fi am te du fi am mais dama ne la l'homme n'est pas ce qu'il dit mais ce qu'il fait nit melul ni muy waxee ni muy jëfee la mel. léegi tey bu ma waxee l'homosexualité et la lutte l'homosexualité et la lutte tey est-ce que nekkul mënul nekk tey non mais ça sonne mal parce que tey yaa fi teewal lutteurs yi il faut que ma dugg foofu tey su ma waxee loolu moom mooy ni làmb dafa nekk secteur boo xam ne dafa am dugalante ak génn am financement am xaalis boo xam ne da ciy nekk di jokkalante te gars yi ñi nga xamante ni seen agenda ñoom tamit yor nañ seen xaalis est-ce que yéen tamit xaaru leen à ce que ñu dem ba xaalis boobu noonu ñu ñëw dugal ko ci le monde de la lutte aussi ça peut être une menace. waaw moo tax ñuy xeex nii maanaam ñoom minorité lañ xam nga ce qui est dangereux li tax sénégalais yëpp war a jug xeex benn minorité bëgg a lëmbee àdduna bi ñiy lekk alalu Sénégal xoola boo leen dugaloon ci avion ba mu fees dem ba ci Sangomar ba nga bàyyi ñu dee Sénégal baax maanaam ñoom nombre avion lañ maanaam minorité lañ góor jigéen yi aussi ak ñi leen di jàppale minorité lañ par rapport ak àdduna bi ak ñi nga xam ne gëmuñu valeur yooyu mais léegi minorité bi rek su demee la peur doit changer de camp minorité bi mënul ñëw di am maanaam supériorité ci kaw majorité bi kon ñun loolu lañ nekk di wax léegi man li tax sax man góor jigéen yi même su fekkoon sax lu ñu mën a ba dégg la mais ñoom wóoru sax ñu may leen doole parce que déjà ñoom amuñu doole mais dañuy imposer nit ñi déggoo ma de ñoom amuñu doole de mais dañuy jóge seen dëkk ñëw sa dëkk yow nga am ay valeur am ay culture te yow ñeme woo dem seen dëkk maanaam sunu suufeek njiitu réew yi la te loolu noonu ñun rek ñoo ko mën a dindi nuñ koy dindee mooy homme de valeur yi nga xam ne dañ leen doon daw naan la daw politicien nga ngay rasu nga nekk sëriñu daara wala nga nekk un intellectuel wala nga nekk benn opérateur économique nga ne man du ma def politique parce que damay bañ ñu xas ma waaw léegi ñoom ñooy continuer def politique di ko passante seen biir bu tayee nga fal leen ba foog ni ñoo si nekk ñu dem transhumé bu subaa ñu ànd fii bu gannaaw subaa ñu saagante mais bu xeex jotee ñu ne kaay leen génn ngeen xeex mais su fekkee déggoo am na ñoom ñu ngi seen bureau yi di waxtaan mais loolu nag c'est résolu maanaam loolu c'est révolu loolu amatul léegi nag loolu nag la ñuy gëmloo maanaam xaalis fu mu mënti jóge réew dañ koy ñàkk te ndaw yi dañoo jóg pour ñàkk sunum réew tool boo ko amee da nga koy ñàkk Sénégal est notre patrie patrie du caaxaan patrie moo nekk ci kaw lépp te patrie mooy li ñu bokk nag kenn mënu koo séddoo kon dañ koy boole aar. merci nen bu ñu xooli la Sénégal nen bu ñu xooli la nen bu ñu xooli loo ci xam kenn du ko taxal suuf.